asalaamualeykum. ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di sant yàlla boobaak léegi ci lim ñu kàttanal ci yenn yi nga xam ne ñi ngi ciy def ay jéego waaye it di gërëm ñépp ñi nga xam ne lii ñu nekk ñi ngi ciy dugal seen loxo ci ñi feeñ ak ñi feeñu. Le 14 mars 2020 le président de la République jël ay dogal ginnaaw bi mu defee daje bu yaatu ak ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci mbir mi mu jël ay dogal yoo xam ne mi ngi jëmoon ci loo xam ne dina mën a aar askanu Sénégal ci feebar bi balaa bi dugg ci àdduna ak ci sunum réew boobaak léegi ñi ngi def ay jéego ngir jàkkaarloo ak moom ngir aar suñu askan lañu njëkkee woon moo doon taxawal comité de veille et d'action tàmbalee ko ci ñuy liggéeyee ci mairie bi waaye boole ci service déconcentré de l'État yépp yi nga xam ne ci wàllu jàkkaarloo ak feebar bi ñoom mën nañ caa am wàll waaye comité de veille boobu dañ ko wëlbati def ko ab benn plateforme boo xam ne bépp pàcc bu nekk ci biir Thiès te am lu mu ci man dañ ko ca doon woo ñu woo délégué de quartier yi ginnaaw bi ñu njëkkee ci kilifa diine yi woo yaayu daara yi sëriñu daara yi bàjjenu gox yi étudiants yi Thiessois yi nga xam ne ñoo bokk ci juróom-benn université yi nekk Thiès woo éclaireurs yi woo ASC yi bootu ci ginnaaw ODCAV woo képp koo xam ne danga bokk ci acteurs communautaires yi mu doon association ak kuréel yu bëree bëri ñooña ñépp benn par benn ñu di leen dalal inspection d'académie inspection de l'éducation et de la formation ñooñu ñépp dugal seen loxo ci xalaat bi ak ci liggéey bi lanu njëkke mooy liggéey ci benn plan d'action boo xam ne daf ci am lu concerné maire bi ci boppam moo tàmbalee woon ci séparer bunt yi bi ñuy duggee ak bi ñuy génn ak tere regroupement ci biir bureau yi ba àgg ci ñu libérer 90% du personnel bi bokk doon liggéey ci biir maire bi boole ci la ñu waroon a mën a def ci jataayu conseil comme dañu am 80 conseillers te bu ñu ko defee xëy na mu indi dajaloo bu ñuy tere ñu jóg bind kayit boo xam ne dañu ñaan conseiller bu nekk mu signé kayit boobu ngir ne moom joxe na kàddoom di dooleel maire ci lépp loo xam ne lu nécessaire la ci xeex bi ñuy def ak Covid-19 kon nga xam ne lépp lu ma fiy wax ak lépp lu ma fiy def maanaam da ngeen di jàpp ne c'est ak conseil ville de Thiès ñoom
dañ ma dooleel ci loolu d'ailleurs am na ñu leen fi teewal Seynabou Ndiéguène conseillère de ville la Papa Amadou Sall conseiller de ville la Dénéba Sall conseiller de ville la le maire Babacar Ndiaye qui est adjoint au maire de la commune ouest et conseiller de ville aussi fii ak ñi nga xam ne à longueur de journée dinañu jaar xam lu fi xew wala ëndaale ñu ay xibaar yi ñuy jëlee ci gox yi pour wax leen kon ni mbir mi lañ ci tàmbali woon mu concerner institution bi ci boppam loolu lañ njëkk a doxal ndax bay sa wewu tànk mu am pàcc boo xam ne dafa jëm ci chef religieux yi loolu la ñu tàmbalee jóg balaa ñuy dem fenn dama yeble ay mission ci chef religieux yi ngir waxtaan ak ñoom ndax xam naa ne suñu société kilifa diine yi ak diine bu nu manti bokk ñoom la nit ñi di gën a déglu rawatina ci loo xam ne matière la boo xam ne dafa laaj ñu sensibiliser ci nit ñi ñu def ko nag yónnee fépp jóge ci ñoom ne quartier yi ndax lu ne ci dëkk bi muy marché muy bërëbu jàngukaay moo xam daara la moo xam beneen bërëbu liggéeyukaay fépp fu nit di daje fu mu nekk ci quartier la ne kon waxtaan ak délégué de quartier yi day daal di doon farata loola ñu wéeru ca ngir mën a dem ci beneen cible ba muy daara yi alors loolu la njëkkee jël plan d'action bi ñu tëral nag dem ci comité régional de gestion des épidémies bi gouverneur Ndaw jiite ñu jébbal leen ko jóge fa ñëw ci comité départemental de gestion des épidémies bi le préfet Moussa Diagne jiite jébbal ko moom itam plan d'action bi ñu déggoo ci ne buñ ko defee nii dana baax ñu lancé appel wax ne képp koo xam ne am na loo ci man man maa ngi fii ndax dès le départ leeroon na ma ni dañoo jëm ci ne toog leen ma jàpp ne këru maire bu crise amee mooy maire yi hôtel de ville baatu hôtel de ville boobu maire yi tudd am na lu tax mu tudd ko ndax bërëbu dalukaay la boobaak léegi ñu choisir teg suñu bopp fii téye suñu bopp fii ngir moo xam autorité centrale yi moo xam autorité administrative moo xam institution bu mu manti doon moo xam association bu mu manti doon moo xam citoyen yi bu nu jaaxlee mu leer leen ne bu ñu ñëwee maire yi maire dina fi ne alors ci biir toogaay boobu nu war a mën a inviter nit ñi ci kenn ku ci nekk fa mu mane mu dugal loxoom gis nañu nag citoyen yu bari jël initiative moo xam ci daara yi moo xam ci famille religieuse moo xam ci ñi ñu jàpp ne néew doole lañu ku ci nekk la mu mën a kus néew mu jéem ko dem def loolu faaw ñu rafetlu ko waaye dañ leen ne suñ ko organiser wul li nit ñi di génne ci effort dina bëri te njariñ bi du bëri ngir mën nañu ñu ndimbal lépp jëm ci benn boor ndax kenn ku ne fa nga xam rek nga yóbbu na mbir mi jëm ci benn boor te am na ñu amul nee naa waa chambre de commerce su ngeen moytuwul suñu génnee ci crise bi dina am ñoo xam ne dañ leen a yóbbul ñu jal ba ubbi boutique ñëw adhéré chambre de commerce waaye loolu nag du bëri njariñ li nga xam ne mooy mbir mi mooy su fekkee ne am nañu ay kuréel j'ai choisi de dire non pas le comité de veille mais j'ai dit comité départemental pour mettre à l'aise ñëpp ngir moom ka ko jiite préfet la nga xam ne kenn du tudd politique
kenn du def loo xam ne da lay gêner mën nañu jël appui yëpp yóbbu ko comité départemental suñ ko yóbboo comité départemental xam nañ ni dafa am des comités locaux dirigés par les sous-préfets maire communes yi bokk ci boo jëlee département Thiès 15 communes yi ci nekk mu ñett yi nekk biir ville de Thiès ak fukk ak ñaar yi ca des arrondissement yi nekk ci département de Thiès ñoom ñoo constituer les comités locaux maire yépp bokk ci bu ko defee ñooñu seen rôle war a nekk ci recenser les problèmes recenser lu daara yi xool fépp foo xam ne maanaam mbir mën na faa jaare nekk jafe-jafe bu ko defee ñu remonter information yooyu au niveau du comité départemental mais également képp koo xam ne am na loo bëgg a barkeeloo nga fexe mu dem ci comité départemental ñu dajale loolu bu ko defee comité départemental xam problème yi waaye am aussi jumtukaay yu mu leen mën a saafara bu ko defee suñu identifier les problèmes def cartographie problèmes yi sur la base d'un tableau de bord ñu man def benn allocation pertinente et rationnelle des ressources pour que fañ ko gën a soxlaa ñu mën kaa yóbbu foofu lii mooy appel bi nga xam ne jotoon nañ ko lancé am na nag boobaak léegi ñu bëri ñoo xam ne defe nañ noona mais yemuñu rek ci lancé appel bi ba ñuy lancé appel bi dañ ne looy def da nga cay jiitu ñun ñoo njëkk a jël jumtukaay yi ñu yore woon à commencer par ambulance yi mairie ville yore woon te bëggoon ci taxawal SAMU municipal ñu jël ko jébbal ko comité départemental bi mu teg ko ci loxo district sanitaire ngir nit ñi bu ñu soxlaa lu leen déplacé ci moment yi ñu nekk ñu mën koo jariñoo wëlbatiku it lépp loo xam ne dañ ko fiy contribuer fii ci biir mairie bi ñuy wëlbatikuwaat di ko teg tamit ci loxo comité départemental je prendrai l'exemple de l'état civil ñi doon liggéey état civil ñoom dañoo jóg dajale lanu am ñëw indi ngir jàpp ci mbir mi ba ñu ko dajalee bokk na ci li nga xam ne dañ koo jox comité départemental considéré wuñ ne loo xam ne ci biir maire bi la xewee am na benn international de football boo xam ne waajuram bu góor ci maire bi lay liggéey ba mu jógee jaar ci ay fans clubam def ay ndimbal ci ay gox waajuram boobu daa déggoon sunu kàddu googu mu am lu mu wax ak moom kooku am xéewal bu mu yëkkati ñëw teg ko sunu loxo loola dañ ko wëlbati jébbal ko comité départemental bi ngir doxal loolu bi nga xamante ni conseil départemental jóg na am barkeelu boo xam ne bëgg na koo def ci liggéey bi jóg jaarale ko ci comité départemental bi man maa njëkk a rafetlu loolu puisque loolu ça crédibilise la démarche moo waral benn ci émission yi ñu doon def ba may jóg di ko def mu dajeeg loola ma tudd ko fésal ko ba mu jóg ci kaw pour wax ne mbir mi bañ ci duggee ak léegi nii li nga xam ne moom moo ci sunu wàll mooy yaatal gi ndax mbir mi mbiru ñépp la yaatal gi ndax loo xam ne yow bu fi jógul nga jóge fi soo ménager ay effort ci li ko fi mën a jëlee yow day mel ne bëggoo mu jóge fi kon lépp lu ñu identifier ne war na noo mën a néewal doole ci xeex bi ñun loola ci boppam la ñuy njëkk a néewal doole ngir mën a am sunu kàttan bu mat sëkk ba mën a jàkkaarloo ak moom alors wax naa leen ni am na lu ñu def ci mairie bi wax naa leen ni am na lu ñu def jëmale ci kilifa diine yi wax naa leen ni am na lu ñu def jëmale ci quartier yi waaye dama leen a junjoon nit ne am na lu jëm ci daara yi daara yi dafa doon loo xam ne
cible bi gën a vulnérable ci li nu jàpp ñun mooy boobu cible boobu nag pour ñu man koo taxawu afin de protéger xale yi fa ne waaye également protéger askan wi il fallait ñu lëkkaloo ak yaayu daara yi lëkkaloo ak bàjjanu gox yi lëkkaloo ak étudiants yi lëkkaloo ak ASC yi mais lëkkaloo tamit ak éclaireurs yi lëkkaloo ak képp koo xam ne bonne volonté nga rawatina ñi nga xam ne ñooy femme jàmbaar yi ngir mën a seet naka lañ leen di taxaw ci boobu laay gën a insister ngir bañ koy teel a wax jubluwuñ ci woon rek aar waa Thiès kese ndax bu Thiès ville aaroo te li ko wër aaruwul Thiès ville aaruwul ci am réew la ñu nekk lépp lu nu am ci xalaat bu baax dañ ko war a partager ak ñi ñu bokkal réew mi fexe ba Sénégal gépp mën a mucc waaye Sénégal it ci loolu lépp lu mu man pour aar boppam war ko bokk ak ñi mu bokkal sous-région bi ak ñi mu bokkal continent bi mais ak ñi mu bokkal aussi àdduna bi ndax mbir mi humanité la song mbir mi dina xëy ci réew fanaan ci beneen mbir mi gisul boroom alal xeebul ki ñàkk gisul askan xeebul waaso muy ethnie seetul ne kii góor la walla jigéen la seetul ne kii mag la walla ndaw la ku mu romb dal sa kaw kon riposte bi pour mu mën a am njariñ day fekk ñépp dajale kàttan yi ñu mën a am yépp pour def ko loolu waral ci mbiru xale yi ñu sàkku woon ci yeneen dëkk yi nu bàyyi xel nii ñu ciy defee ngir ñoom itam defe ca noona walla nu ko gën te expérience buñ ca am nous sommes attentifs di déglu bu ñu gisee neneen nañ koy organiser mu gën a baax ñu def ko mais l'essentiel mooy il nous faut absolument ñu sàmm cible bii di xale yi lanu njëkk a def mooy lan mooy dajale li nu amoon ci wàllu dund ak li jëm ci wàllu raxasu bi pour dimbale leen ci cet gi ñu yóbbu ko fan yóbbu ko ci daara yi ñu jot a identifier et pour les identifier nous avions demandé ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi ñu ne kenn ku ci nekk nanu wax quartier am ñaata daaraa fa ne nga bindal ñu ko def ci sa cachet signé ko jox ñu ñooña bañ ko defee ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti daara lañ ñu jox muy 349 ñun ñoo jóg wax ak ñeneen laaj leen dajale dem tamit ci terrain bi ak la ñu xamaloon suñu bopp ba yegg ci 419 daara mu ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent alors bi loolu amee ñu yónnee mais ba ñuy yónnee xam nañ ni benn du doy xam nañ du wéy ci la ñu commencé réflexion bi ci deuxième étape bi ñu dajale ñi ma leen tuddoon ne mbir mi concerné na leen ñu xalaatandoo ak ñoom ba ñu xalaatandoo ak ñoom ca la ñu tëral ne dañuy teg waañu daara ba ñu ne dañuy teg waañu daara xam nañ ni du yomb waaye man bis biñ may élire fii di 24 juillet 2014 comme ni ko nit ñi tàmmee ku ñu dénk benn cër rek ñu ñaanal la yàlla na yen bi woyof man dama ne yàlla na diis gan te yàlla may ñu kàttanu yenn ko
waaye kàttanu yenu mi ngi tàmbalee ci nga am ñu la yenule mooy lu jëm ci gestion solitaire nga tege ko nele yaatal ko ba ngay mën a am xalaatu ñeneen waaye bu jàpp taxawee tamit nga mën a jàppook ñeneen loolu moo tax ci li ñuy def présence su benn structure bu tudd dialogue en humanité am solo parce que ñoom li ñuy prôné mooy dialogue boobu dajee waxtaan déggoo mu jural ñu vraiment ay xalaat yu yaatu yu war a ñëw ba ñu waxtaanee ci la ñu gis nan la ñu war a tëralee waañu daara yi alors ñu ni dañuy def phase test moo waral talaata bi wees il y a exactement une semaine ñu ni nañ def phase test tàmbalee ci ñaari junni taalibe ñu def ko jàng rëq-rëq yi am ci defar bi ci séddale bi yóbbu bi ñu jël ca suba ga di mercredi 15 avril ñu ni juróom-benn junniy taalibe ci terrain bi la ñu gisee ni la ñu waxoon dañuy def ñaar fukki zone ak benn ci biir Thiès fu ci ne am waañ ngir rek bañ dajaloo bi ni ñu defee phase test bi ci lañ gisee ne en fait ak ñi ñu woo pour phase test bi dañ leen woon boobu pour phase test bi muy waa wilaaya nanu koy defee léeg-léeg benn nit mën a yorendoo ñaari mbana wala ñett te teewul ba ñu paree séddale nit ñi xam ne jaar na yoon ñu gis ne ko ndekete lii mën nañ ko wéyal ndax fii am na place bu yaatu boo xam ne la ñu soxla woon ci atteindre suñu vitesse de croisière ba toll ci niveau bi nga xam ne foofu lañ doon séentu mën nañ koo def dajaloo bi du am te du ñu tasaare mbir yi ci anam boo xam ne xëy na du ñàkk ni ñu mën a maîtriser sécurité bi fii ba tey nit ñi accéder ci waañ wi xëy na bu ñu defee ñaar fukki waañ ak benn mën na am du ñu mën a maîtriser sécurité bi noonu loolaa waral ñu maintenir ko fii ne dañuy àgg 10 000 ñu def ko à partir du jeudi 16 alors dinañuy am ay jafe-jafe nag ci wàllu jumtukaayu yuy yóbbu moo xam nañ ni ci moment bii ñu koy defee dafa am beneen initiative bu jóge ci état bi ci wàllu organiser un processus boo xam dina permettre ñu mën a dimbale ñi nga xam ne ñooy ménage yi yeyoo ndimbal mi ci koñ yi loolaa waral oto yu bëri yoo xam ne dañoo nekk ci service déconcentré de l'État yi am benn liggéey bu ñuy dox ci biir dëkk bi ba mënuñu dem ci lii ñu teg pexe ba li ñu am ñu di ko jariñoo mooy waral sax léeg-léeg mu am daara yoo xam ne xewlu ba bu fa yegg dina yeex puisque dañu engagé wu suñuy wax ak yéen ñu wax leen mbir mi ni mu tëddee liñ ci rencontré ci jafe-jafe bu ko defee su amee ay bonne volonté tamit yu ne ci dëkk bi yoo xam ne am nañu xeetu oto yu mën a jàppale ci loolu ñu def ko indi ko fi ñu déggook ñoom ci naka la ñu mën a fexee ba gën a mën a yombali yëf yi ñu communiqué nag wax ne dañoo bëgg daara yi nga xam ne ñi ngi leen di jox te daara buñ ci dégg ne jotul ñu fexe ba boole ko ci mais léeg-léeg mu am lu am léegi am na ñu demoon jot rencontré ñu woowoon kenn ci suñu conseillers yi wax ak moom ne ko daara sàngam ak daara sàngam amul waaye bi ñu dikkee ba di ko yokk ci liste bi vérifier xool
conseiller boobu ci boppam daa woo te ca daara ja ñu ne ko ah ñetti fan yi nii ñi ngi jot kon loolu aussi day am mais fu ñu déggee ne benn daara jotul ñu boole ko ci mais nag wax nañu sëriñu daara yi ne bu ñuy def lii defuñu ko rek pour def ko dañoo bëgg xale yi toog dañoo bëgg xale yi fatu te ñuy bañ fatu boobu nekk loraange ci ñoom ñuy continuer nag di gis xale yu bari ci mbedd mi yabal nañu ay nit pour suñu gisee ay xale ci mbedd mi ñu seet fu ñu jógee wax nañu ne bépp daara boo xam ne leer nañu ne ñoom ñi ngi jot xéewlu seeni xale di ne ci mbedd mi buñ ci identifié daañ ko jëflante ak ñoom démb démantelé nañu ñaari daara démb ci ngoon benn bu nekk Sud Stade ak benn bu nekk Mbour 3 et on a vu que ñi moom daara yooyu sax dëkkuñu fi les services concernés ñi ngi nekk di jël ay dispositions d'ailleurs pour ñooñu nu ñu ñibbee dañu rendre compte ci ne yenn ci xale yi ñuy for ci mbedd mi dañu ne dañ leen di laaj xaalis loolaa waral malgré lekk bi ñu leen di génnloo ci mbedd mi ñooñu ils nous auront en face parce que ñun defuñu pour di jàppale benn mafia defuñu pour di jàppale ay bandits ou des délinquants ñi ñuy jàppale mooy ñi nga xam ne sëriñ dëgg-dëgg lañu te vraiment boobaak léegi ñuy sonn ci ay xale di leen defal di leen jàppale di def ci ñoom xam-xam ñooñu ñi ngi fi te ñoo ëpp waaye ñeneen ñi ñëw dugg ci biir parce que ñiy gàmmoog ñiy ras dem bokkuñu ñooñu lii buñ ko defee jël nañu tamit ay matukaay yoo xam ne lu ñu fësalul ci kaw ngir identifier leen xam leen ñan la génne leen seppi leen tege ne ngir ñi nga xam ne jàngal xale yi ak alxuraan moo leen tax a jóg ñooña ñu dooleel leen loolu nous voulons que mu nekk lu leer ñi ngi ci organiser wu avec ñi nga xam ne ñooy autorités yi fi nekk administratives yi comme préfet ak gouverneur di ci organiser wu donc avec les forces de défense et de sécurité parce que xam nañu ne cible bi li tax ñu toog def ko priorité ci moment bi surtout c'est parce que dañu xam ne comme mooy cible bi gën a mobile tamit ginnaaw bi mu vulnérable di war a dugg fépp bu ñu seetaanee ba mu am noo xamante ne dinañu demee day mel ne lañ doon def amul njariñ et je crois que ce qui s'est passé à Ziguinchor wone na ni que c'était à faire maintenant nag tey jii ñi ngi daje di def le point parce que ba nu tàmbalee ak léegi c'est vrai mi ngi bëgg a def ay fan moo xam comité de veille bi moo xam suñu liggéey ak comité départemental moo xam suñu liggéey ak comité régional bi waaye boobaak léegi baax na ñu def le point ci loolu baaxoon na tamit ñu def le point ci initiative wu waañu daara yi nga xam ne ñi ngi ko tàmbali woon boobaak léegi amuy talaata ba ñu yeggaat tey jii ci talaata boobaak léegi nag lu bëri dafa lalu ci sensibilisation ci cadre sensibilisation boobu mu am lu am solo lu ci am loo xam ne daawul am feneen moo tax ma bëgg koo mujjee mooy ñu am fi daje toujours ci esprit wu plateforme bi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk presse bi vraiment ci waxtaan wu yaatu woo xam ne jàppe wuñ leen rek comme ñuy tas xabaar mais jàpp leen comme citoyen yoo xam ne ñoom mbir mi daf leen concerner également ñu laaj leen lan moo ci mën a doon seen wàll ci xalaat yoo xam ne xelli nañ leen ca la ñu génnee ne bokk na ci li ñu war a mën a def mooy fexe ba mu am ay émission
synchronisé au niveau de l'ensemble des radios de Thiès te boobaak léegi altine bu jot ba alxames ci diggante 11h ak midi loolu mi ngi am ci anam bi mu gën a rafete et je tiens véritablement à remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci presse bi moo xam ci rajo yi moo xam ci ñiy bind moo xam ci ñi nga xam ne ay télévision lañu te nekk ci dëkk bi j'en profite pour dire xam naa ni ñi nekk ci dëkk bi te nekk ñu leen di tuddee ay câble distributeur sur le plan légal am na fu ñu leen féetale du ma mën a wax ni sama yoon newu ci ngir dañoo nekk ci réew mu organisé waaye dans le contexte de cette guerre man damay def appel au GIE des câbles distributeurs ak bépp pexe boo xam ne am naa ko pour sensibiliser les Thiessois ngir nag ñi nga xam ne bu ñu faagaagalee câble distributeur bi ñoo fii ne ñooñ dara la ñu defalul nag ma wax leen ko bu fekkoon ne moment bu ñu leen ngaraaboon ñoom dinañ utiliser seen canaux yi ñu yor ngir permettre nit ñi ñu am accès ci citoyens yi moment bii ñu nekk pour mën a wax ak ñoom ba mën leen a aar suñu dëkk ñu mën a comprendre dañu nekk ci àdduna boo xam ne aussi ñun nous sommes des patriotes nous sommes des Sénégalais nous voulons aussi au-delà de tout que ñëpp xam ne dañu maanaam bu suñu intérêt askan taxaw aussi dañ ciy taxaw waaw loolu man je l'assume man fu ci waay neex fu ma bëgg a yóbbu na ma fa yóbbu ndax nag bu ñu jaaxlee nañ waxante dëgg ñoom la ñu gis nag vraiment ci biir dëkk bi population yi ñi ngi réussir di am accès ci ñoom di mën a waxtaan ak ñoom di mën a indi nit ñoo xam ne ci wàllu santé bi am nañu xam-xam ñoo xam ne ci wàllu kaaraange am na luñ ci xam lu ñu mën a wax ak nit ñi ñenn ñoo xam ne ci wàllu ay stratégie am na lu ñu xam ñoom docteur Sarr yi ñëpp jaar nañ ci professeur Mara Wade ak ñeneen ñoo xamante ne jot nañu fi jóg dem ci barab yooyu waxtaan ak ay nit yee leen ci xëy na kon te ñooñu jaare na fa ñu am lu ñu xam lu leen aar kon de ce point de vue là na leer ne que du lu ñu ñàkk xam de xam nañ ko bu baax fii pôle gii ñu teg fii nit ñi di fi raxasoo GIE câble bi distributeur noonu la ko jox du dëgg damay bañ a tudd ñeneen ñi du ma leen tudd mais ñoom ñoo ñu ko jox nag mais bu ma sañoon tey ji ñu xam ne dañu nekk ci contexte bu particulier te coronavirus moom utiliser wul arme conventionnelle waaw utiliser wul arme conventionnelle kenn gisu ko sax muy dem ci rajo wala ci benn journal di wax moom day jëf rek di dóor mu daanu ku mu romb daal sa kaw léegi nag ñun suñu bëggee jàkkaarloog moom ne dañuy utiliser arme conventionnelle ñun dinañu faagaagal kon lépp loo xamante ne ci contexte bii nu nekk war nañ koo mën a jariñoo ngir aar population bi dañ koy def ñooñu ñi gën a néew alors ñooñu nga xam ne ñoom ñoo continuer di ne ci mbedd mi bu fekkee duñu daara boo xam ne kenn joteegu fa parce que aussi duñu jóg ne tout est parfait tout n'est pas parfait dans le système même bi ñu am ñun léeg-léeg gars yi def erreur ci bu ñuy distribuer mais loolu on s'est organisé d'une manière bu nga xam ne retour yi dañ koy am ngir su fekkee ne tey am na daara boo xam ne ñoom dañ leen a toogloo ñuy xaar te mbir mi agsiwul mën na metti mais pour vous dire ni ñu vraiment force de défense et de sécurité yi di jàppale mooy guddi il est arrivé que guddi ñu yëg ne benn daara mi nga am jafe-jafe ñooñu commissaire central yable fi oto bi ci boppam yóbbu xewlu bi walla ñëw escorter ñii ñëw yóbbul ñooñu maanaam luñ ci yëg dañ ciy taxaw maintenant ñooñu ne ci biti c'est plus profond que affaire Covid-19
ce sont les mêmes yi ñëwoon infiltrer système u daara pour di lijjanti leneen loolu nee naa leen ci tënk suñu diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore kaaraange gi ak autorité administrative yi organiser wu nañu pour ñooñu ñu lijjanti seen mbir maintenant ñu ngi jëm ci jamono koor ci kanam yaayu daara bàjjenu gox dinañ jël kàddu wax ak yéen ngir engagement bi ñu jël taxawu leen bu ñu duggee ci koor noonu la ñuy continuer tamit taxawu leen noona ña daje woon doon réunir pour di xool période bi nuñ koy gérer te saa ñu toogee ngoon gu jot ñu jàngataat bu ñu toogee ay ab diir ñu defaat jàngat démb defaat nañ ko bu ñuy jublu ci koor gi dina fekk ñu am gis-gis bu leer ci ban menu la ñuy am ak lan la ñu war a yóbbu ci ñoom noo xam ne dina mën a wéyal mbir mi parce que feek mbir maa ngi fi ñu ne ci loolu appel boobu ma lancé mu jëm ci bonne volonté yi jëm ci yeneen i institution jëm aussi ci état bi ci ne lii nuy def te bi ñu yeggee ci 10 000 ak léegi dépense quotidienne bi sans compter carburant 3 887 500 francs chaque jour kenn fekkaguñ ci nag 3 887 500 francs xam nga loolu moom 4 millions donc mu war a boo ko xoolee ci 10 000 da ngay jàpp ne à peu près c'est une dépense de 400 francs à peu près par talibé et par jour alors loolu c'est vrai loolu ñu tuddee diis na mais am na lu ko gën a diis mooy suñ ko deful ak lañ ca mën a fekk maanaam gérer loolu moo gën a diis 90 000 fois gérer lii te lu ñu war a mën a def la c'est vrai que nous parlons toujours de solidarité c'est vrai que ñun bis bu nekk dañuy wax ne ñun ñoo gën a gëm yàlla ñëpp mais li wér te wóor mooy ba ñu jógee war a recenser daara yi lan laa wax dama ni nañ dem ci délégué de quartier yi parce que daara yaa ngi ci quartier yi mais su nit ñi organiser woon d'une certaine manière ci biir quartier yi am na fa ñu ñàkk ça c'est vrai mais am na fa tamit ñu am ak ñu man am na organisation boo xam ne bu amoon ci biir quartier yi lii duñ ko soxla def mais ñun suñu responsabilité la bu ko kenn deful ñun ñu def ko suñu demee ba wëq lu nu am ba mënatuñu ba mu leer ñu ne fi ñu toll nii kenn ñëwul wàllu suñu ci loolu mënuñu ko bu boobaa xam maa ngi woon mairie dinaa choisir benn daara bi ma jàpp ne ñoo ci gën a bëri te ñoo gën a ndóol ma dem confiner ci sama bopp ak ñoom foofu bu ñuy xiif ñu xiifandoo mais nous refusons bañ a agir parce que bañ a agir dafay doon loo xam ne du gën parce que mënuñu nekk devant une situation bu mel ni ñu war a jëf te duñ jëf moo nu war xam nga tey am na ñoo xam ne bu affaire bi doxul kenn du ñëw ne leen lu tax doxul parce que ñoom dénkuñu leen dara kenn xaaru ci ñoom dara mooy ñi nga xam ne seen rôle mooy di xaar toujours benn faille pour jël faille boobu fésal ko loolu dafa siiw ci Sénégal maanaam bu action amee yow doo agir boo agirul kenn du ne la agiroo parce que doo kenn xëy na ci wàllu lii ñuy def mais yaa xëy ci soo agirul mais bàyyil ñiy def ñu def soo leen mënee jàppale nga jàppale leen soo leen mënee xelal nga xelal leen soo leen mënta xelal nga toog nga bàyyi leen ñu def liñ man la critique est facile